asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum waa Sénégal ak doomi Sénégal fépp fi ngeen manti nekk ci àddina bi ñoo ngi leen di ziara di leen ñaanal yàlla may leen jàmm fépp fi ngeen manti nekk te it encore dinañu dellu si waxtaan ak yéen li nga xam ne moo di dossier bi dox diggante Adji Raby Sarr ak ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko bu Pastef fan yi ñu génn defoon nañ leen immersion dem fi coow li tàmbali ci kër gi nga xam ne mooy siège u Sweet Spa Beauté nekk fii ci Sacré-Cœur en exclusivité Kéwoulo SeneNews déglu ngeen ki nga xam ne mooy soxna Ndeye Khady Ndiaye mooy borom salon bi waaye déglu ngeen ki nga xam ne mooy jëkkëram ndax li wolof di wax tungune du teewu ñuy nataal lu tax ñu def loolu dañu bëggoon au-delà que nit ñi di toog di imaginer di xalaat kër googu nan la war a mel parce que désinformation bi bari na ñi naan la maison close la ñi naan la ay càggañ lañ fa fat ñi naan la dañ fay dem di jëli ay prostituées taxoon Kéwoulo comme ni ñu ko baaxoo balaa ñoo joxe xibaar dañ koy càmbari ba mu set ndaxte contrairement ñu bari nit ñi xamuñu ni xibaar mën na am ay conséquences yu doy waar ci dundu doomi aadama yi ci dundu ñi nga xam ne les principaux concernés mais bu fekkee ne information bi dafa sensible ba mu war a concerner la vie de toute une nation wala maanaam bu fekkee ne xibaar bi mën na indil jëya li nga xam ne askanu lëpp la suñu devoir la ñun ñi nga xam ne yàlla daf ñoo nattoo métier bi ndax nattu la su ma sañoon ma nit ma nekk sama njaboot bu ko fi nekk di taataan di enquête di seet di leen jox xibaar boobu mais sacerdoce la sacrifice la comme ni ñi choisir nekk gendarme ñi choisir nekk militaire ñi choisir nekk enseignant man lii la ma yàlla nattoo ma nangu ko donc bu ñu demee ci dossier bi yëg ngeen ni gannaaw bi ñu demee seeti njaboot gi dossier bi évolué na parce que keroog bi mu jógee depuis le 5 février ci loxol gendarmerie procureur jël na dossier bi jébbal ko lii di juge d'instruction bi li mu ci def mooy moom ministère de la justice ak ki nga xam ne mooy procureur ak ki nga xam ne moom ci boppam mooy juge d'instruction dañu jël jébbal ay bataaxal yónnee ko fi nga xam ne mooy assemblée nationale boobu ak léegi ñoom it ñu ngi def seen kim kattan pour ñu daje def li nga xam ne mooy levée de l'immunité parlementaire mais comme ni ma leen ko waxee depuis ci njàlbeen bi bu nu yemoon ci dossier wu accusation Adji Sarr kase dossier bi tegewul ci normalement bu fekkee ne ki ñuy accusé tudd Ousmane Sonko dossier boobu waroon génn ci bureau gendarmerie foofu lañ koy xottee daal di classé dossier bi sans suite ki nga xam ne moo porté plainte bu fekkee ne d'accord li mu amoon ci yoon may ko mooy mu dem def constitution de partie civile dem déposer ji plainte au niveau du cabinet du juge d'instruction bu boobaa dafay fay ma indil leen explication bu tuuti enquêteurs yi nga xam ne ñoo sëgg ci dossier bi ñoom ñoo ci waroon a gis ay éléments wala ay indices bi ñu xalaat ni Adji Sarr mii li muy wax dëgg la bu boobaa ñoom d'abord ñoo war a doivent être convaincus ñoom ñoo war a am yàqin ni wala xalaat ni Adji lim ñu wax ne même bu fekkee ne Ousmane Sonko nangutu ñu wuy sinu yii Adji wax doy nañu pour ñu wax procureur ni ki am nañu ay xibaar yu doy yi tax war nañu mën a topp Ousmane Sonko wala ñu déglu ko mais ndëgëm ñoom seen bopp ñoom ñoo bind ni Adji Sarr waxam bari na Adji Sarr lu mu wax tey suba mu wedd la Adji Sarr nee na Ousmane Sonko woo na ma ñeenti yoon Adji Sarr bi ñu ko dégloowaatee mu ne mësuma woo Adji Sarr nee na Ousmane Sonko message la ma yónnee buy ñëw tàggu ma bi ñu delloo mu ne message yi effacé nañ ko alors que wax naa leen te dañu toll foo xam ne message boo ko effacé woon bu ñu xoolee sa téléphone bu fekkee ne WhatsApp la wala yooyu mën nañ ko reconstituer mais bu fekkee ne SMS la il suffit juste ñu def réquisition opérateur yi pour ñu mën a xam ban message kan moo yónnee kan ak ban heure mais amul benn contact mën naa leen wax sañ sax Adji Sarr amul sax numéro téléphone Ousmane Sonko mais puisque kii ñu tuumaal puisque client bi puisque Ousmane Sonko la tudd te yàgg nañ koo rëbb procureur décidé na ni dana ko topp moo tax mu jël dossier bi malgré que enquêteurs yi gisuñu matière à poursuivre moom procureur de la République sëñ Bassirou Guèye décidé na na jël dossier bi yëbal ko ki nga xam ne mooy juge d'instruction moom it il est bloqué yàlla dafa def moom it xiiraayu malaan boobu Ousmane Sonko doon woote tax na ba mënu ko topp mu laaj assemblée nationale ñu jëm ca loolu boobu ak léegi coow la bare na Kéwoulo ne nañ leen lépp li nga xam ne dañ ko ciy wax dañ koy def en toute responsabilité
tax na man Babacar Touré au-delà de dem ci kër googu continuer nañu suñuy enquête mais bëgg nañ leen indil quelques détails contrairement coow lu bari li ñu waxoon ci jëloon Adji Sarr yóbbu ko benn xale bu góor la bu tudd Mbay moom kase du moom moo activé moom moo ñëwoon ci guddi googu pour jël Adji Raby Sarr Sidi Ahmed Mbay keroog dafa àndoon ak yeneen ñaari góor mais gis nañ ni kenn tuddiwu leen ci enquête bu fekkee ne poursuivre nañu enquête bi Sidi Ahmed Mbay war na mën a wax ñaar ñooñu ñan nañu parce que ñoom ñëpp atte bi war a daan ci kaw Sidi Ahmed Mbay atte boobu mooy daan seen kaw mais beneen information encore parce que keroog le 5 bi ñu jógee gendarmerie nga xam ne soxna Xadi moom mu ànd ak enquêteurs yi di ñëw këram keroog Adji ñëw na ci kër gi ànd ak benn ku jigéen ànd ak yeneen ñetti góor maanaam muy juróomi nit ñëw nañ ci ginnaawam di jëli bagage yu Adji Sarr donc ñooñu juróomi nit yooyu enquête bi war nañu identifier ñooñu ñan lañu parce que bu fekkee ni keroog tasewuñu fa ak Ndeye Khady bu fekkee ne tasewuñu fa ak enquêteurs yi indi woon Ndeye Khady am na ay nit ñu leen gis te it bu ñu élargir enquête bi def ko sérieusement am na ay caméras de surveillance yoo xam ne ñoo ngi si koñ bi parce que quartier résidentiel la war nañu mën a xam kan moo ñëw ak lan la def donc muy ñaareel chose keroog bi ñuy jëli Adji Raby Sarr ci guddi mu ànd ak Sidi Ahmed Mbay ñetti nit ñoo ñëwoon ñaari góor ak Sidi Ahmed Mbay muy ñett bu ñu jógee foofu ñoom di dem fi nga xam ne mooy Cité-O wala boog ñu waroon a dem sax fi nga xam ne mooy kër Sidi Ahmed Mbay am na benn rond point bi nekk foofu mooy rond point wu Etika bi gendarme yi dañ fay monter ci guddi donc képp ku fay romb war nga taxaw nga génnee carte blanche pour ñu mën la may nga jàll parce que période d'urgence sanitaire lañ nekk période de couvre-feu la ñu nekk donc ñaareeli raison bi tax ma def vidéo bi c'est pour que ma annoncé leen ni il y a quelques minutes ay gendarme convoqué nañu ki nga xam ne mooy Aïssata Ba Mama Ba ne ko bu subaa na ñëw wuy si leen fële ca section de recherche naka noonu Mama Ba xamal na leen ni moom mënut a ñëw section de recherche moom kenn soit il faut que mu accompagner ak avocat am waaye il faut que mu accompagner ak ki nga xam ne mooy patron muy Ndeye Khady gendarme yi nangul nañ leen ko Ndeye Khady Ndiaye yi tamit gendarme yi dem nañu këram convoqué ko pour mu ñëw wuy si leen suba ca section de recherche ñun Kéwoulo gannaaw bi ñu amee xibaar boobu entré nañu en contact vérifier woo ay droite ak à gauche pour xam lan moo tax section de recherche di leen convoqué gannaaw section de recherche bi ñu teggee enquête bi ci seen loxo parce que enquête bi fu mu toll nii dafay nekk dans le cabinet du juge d'instruction li juge d'instruction bi mën a def pour dossier bi mën a dellu aussi au niveau de la section de recherche c'est que peut-être mu soxla complément d'information mu délégué leen pour mu jàppale ko mais comme ni ma leen ko waxee tout le temps juge d'instruction moom d'abord c'est un officier de police judiciaire c'est-à-dire moom enquêteur la li muy def mooy moom dafa war a reprendre tout à zéro ñëw ci kër gi xool disposition yi boobu la ñuy wax constatation xool fu nekk bu jógee foofu mu daal di commencer audition yi mooy woo leen benn par benn déglu leen mais waxtu bii may wax ak yéen juge d'instruction bi demagul ci kër gi yëg nañ ni par voie de média ni juge d'instruction war na recevoir suba Adji Raby Sarr même bu fekkee ni ñaa ngi naatable ni Adji Raby Sarr nekkul ci dëkk bi juge d'instruction ci li ma jàngee voie de média nee nañu suba dinañ ko convoquer mais li ma leen mën a confirmer man Babacar Touré mooy gendarme yu section de recherche dem nañu woo nañu ki nga xam ne mooy xale bu jigéen bi Aïssata Ba Mama mais it convoqué nañu ki nga xam ne mooy soxna Ndeye Khady ak jëkkëram pour ñu wuy si leen certainement convocation lañ leen war a jox pour ñu dem wuy ji juge d'instruction dana kenn xamagul pour le moment kañ la audition yooyu di commencer mais comme ni ma leen ko waxoon ci tàmbali bi la situation est très grave nit ñëpp ci guuta lañ nekk parce que ku xalaat ni lii raab ci ñag bi dina la fi bàyyi rek peut-être da nga musta dund dëkk bu am fitna wala nga nekk ci situation bu fitna man Touré gannaaw bi ma màggee ci loolu ndax Ziguinchor laa judd 1990 ku ko fekkee ku ne xam ne terreur dëgg la yàlla dafa def dama dox lu bari ci ay dëkk yu am fitna ay dëkk yu am xeex Mauritanie mun naa leen wax Côte d'Ivoire gannaaw
ba ma ko dundee carrément bind naa ci ab téere bu tudd Côte d'Ivoire violence d'une transition manquée mu ngi ci l'Harmattan boo xam ne analyse ya ma defoon en 2005 ba may publier livre bi information yu sensible yi ma joxe parce que dama àndoon ak ay nit ñoo xam ne nit ñu xarañ lañu, nit ñoo xam ne gëstu rek la ñuy def, nit ñoo xam ne dañuy analyser, nit ñoo xam ne dañuy seet risque. ñoom laa àndaloon, ñoom laa nekkaloon tax ma bind livre bu tudd Côte d'Ivoire violence d'une transition manquée. la ma fa wax, la ma fa prévoir, la ma wax ni régime Laurent Gbagbo noonu lay jeexee en 2011 keroog bi Laurent Gbagbo di daanu sama plan textuellement moo am. dama leen ne le dernier bataillon bi koy nekk fidèle mooy la BAE, la brigade anti-émeute, ça s'est passé comme ça. dama leen wax ni naka la avion yi war a positionné wu pour ñu mën a jël palais bi, ça s'est passé comme ça. tax na des années ou quelques mois plus tard après l'opération française dañ ma convoqué en France déglu ma du ma nekk naka laa mën a préparer loolu lépp nag lan laa ci xam lan laa ainsi de suite pour comprendre en fait. tey situation bi ñu nekkee Sénégal ku tiitul rek dafa fekk xamuloo luy fitna tax na ñuy woote encore dal, ñuy woote encore ni Sénégal bi ñun ñi ñëpp a ko bokk, ñun ñëpp a ko bokk. nanu fexe li nga xam ne mooy indi apaisement mu gën. fitna ku ko bëgg ku ne dafa fekk dunduloo ko. man mi wax ak yéen wax naa leen Côte d'Ivoire, wax naa leen brossé naa leen Mauritanie tuuti, mën naa leen brossé Gambie, mën naa leen brossé yeneen pays arabes yi, mais du waxtu bi. information bi li ma leen bëgg a jox encore bamtuwaat ko mooy gendarme yi waa section recherche dem nañu joxe convoqué lu nañu ñi nga xam ne mooy soxna si Ndeye Khady Ndiaye ak jëkkëram mooy Ibrahima Coulibaly, te it convoqué nañu ki nga xam ne mooy Aïssata Mama Ba, certainement pour remettre leen ay convocation ñu dem wuy ji lii di juge d'instruction pour mu commencer liggéeyam. loolu moo ñu won lan, loolu moo ñu won ni situation bi ñu nekkoon ba léegi ministère de la justice sénégalaise dafa bëgg a jël loolu continuer ko. donc loolu la ñu amoon tey lu ñu leen bëgg a jox dans le show, di leen ñaanal yàlla jàmm, di ko sàkku it si yéen ndax Sénégal jàmm rek moo fi xaj. jërëjëf.